salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar am mbégte ak kontaante dalal ki nga xamante ne mooy Malick Thiandoum di suñu idole ci métier bi du ñu am kersa pour wax ko ndax gis nañ ni mu ciy doxalee ci yar ak teggin ci man métier bi moo taxit du ñu am kersa pour wax leen ni moom mooy suñu idole ci métier bi ñu wax ko ñëpp xam ko. ndax gis nañ ni muy doxalee depuis bu mu nekkee RTS ba ni mu ñëwee Sen TV ñu am mbégte ak kontaante fas yéene waxtaan ak moom ci làmb lan moo ko dugal ci làmb waxtaan ak moom tamit ci actualité làmb dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp père maa ngi lay ziar. Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu internautes yëpp yi nga xam ne dañuy suivre luttetv.com di également yóbbante nuyoo ci seen kilifa ak ci personnel bi yëpp di leen jaajëfal di kontaan lool aussi ci li nga wax léegi parce que lu jóge ci xol lay dugg àdduna moom nit ku nekk da ngay am idole da ngay am référence ndax ñun bi ñuy dugg ci métier bi aussi dañu amoon ay nit yu nga xam ne dañ leen a suivre ñu neex ñu seen liggéey neex ñu topp leen ba yàlla def tey ñu ñëw ci métier bi kon dañ leen di ñaanal rek ngeen nekk mag ñu gudd fan ñaanal leen également métier bi ngeen def ci carrière bu rafet a rafet. comme ni ma ko waxee rek bëgg nañoo xam lan moo la dugal ci métier làmb bi. Lamb c'était pas évident pour que man ma dugg ci parce que déjà pour ma dugg dans le milieu du journalisme sportif football moom moo gënoon a yokk tax ma dugg ci ndax bu ñu xoolee sama cursus fi ma jaar bi ma nekkee Thiès FM émission sport laa fa doon def di def émission football bi ma fa jógee également ci benn match bu nga xamante ni match nawetaan la bu amoon Daaru Musti Mamadou Diagne Fada lañ ko tuddee woon ci jamono yooyu ñu def ma reporter ma ñëw reporter final bi ci teewaayu Idrissa Seck ak Youssou Ndour ak Matar Sylla bi ñu ma déggee ma reporter match football dañ ma ni mais yow tu as un talent énorme ci la ma Matar Sylla ni ma indi sa demande nga déposer ko RTS yow dinaa la jël Youssou Ndour mi ngi toog ci wetam ni ko oui DG ce garçon il est très bon en live il est surdoué ku ko jàppale mu dem samedi la woon dimanche lundi ma déposé mardi mercredi ñu ooma jeudi ñu embauché ma à la RTS donc mu nekk lu nga xam ne du ma rus mukk di ko nettali ndaxte sama passion mooy football. ci football boobu dem naa ci ñetti Coupe d'Afrique des Nations ndax dem naa Caire. Donc Égypte 2006 dem naa Ghana 2008 dem naa Gabon bi passé ànd naa ak équipe nationale de football fu nekk mu nekk lu nga xam ne vraiment ñu bëri ràññee woon nañ ma ci moo tax sama ñëw ci làmb am na ñu nga xam ne sax daf leen jaaxal parce que li ma ci dugal nag moo di ni dañu toll benn instant El Hadj Mansour Mbaye yàlla na yàlla guddal fanam moom tamit mu dem jëm mag ki nga xam ne mooy Samba Mangane ñu affecté ko à l'ambassade de France Omar Dia aussi ni leen Malick Thiandoum laa fi gis ci xale yi ku nga xam ne am na talent dégg na olof te ku ko jàppale mën na jël làmb ji donc mu am vide bu naroon am RTS ñoom ñu sentir ma ci loolu topp nañ ma ci pratiquement lu yàgg mën naa wax 2 ans Omar Dia fu ne koj na ma fa su waxee man ko grand bàyyi ma man làmb bugguma ko defuma reportage làmb buy dem stade léeg-léegi mu ñëw ñamal ma Samba Mangane aussi bu léegi-léegi ñu ñamal ma di ma ñamal pour affaire bi dugg ma ba benn instant nag bi ñu demee ba xam ne nag affaire bi nee na këtt ni jonn ñu ooma dugal ma bureau Babacar Diagne ni ma nag booy bu ñu fontoo actuellement nii làmb ji yow xam nañ ni boo ci duggee mën nga ci def carrière donc ñu tànc ma daal ba finalement man leen ok comme mënuma leen bañal loolu sam Pape Mansour Mbaye ak ñoom seen ma mujj nangu commencé di ñam ci làmb ji c'était difficile parce que def transition football français laa ko doon reporter war a ñëw war a def làmb c'était pas évident mais comme gone Kajoor laa juddoo ngaay màgge ngaay yaroo ngaay ci tund Kajoor woowu wax dëgg yàlla nag olof dégg naa ko aussi ci laa commencé di ñamantu di def ay reportage au début nit ñi dañ doon wax waaye kii fu mu jógee
parce que c'était pas évident mais de fil en aiguille li nga xam ne rek boo ci yàggee te nangoo laaj am modestie mën nga ci def carrière noonu daal laa duggee ci làmb. noonu nga duggee ci làmb comme ni nga ko waxee dafa am loo wax lu ma fàttali ni nga juddoo Ngaye yaroo Ngaye màggee Ngaye fan nga jànge Ngaye laa defee sama cursus fa laa defee primaire ci école 1 léegi ñu koy wax école Ndiawar Ndiaye bi ma fa jógee CM bi nga xam moom lañ duppee ndem si yàlla si Abdoul Aziz Ndaw ancien président de l'Assemblée nationale foofu laa defee sama cycle secondaire bi ma fa jógee ma ñëw lycée Blaise Diagne bi ma fa jógee également laa dem Thiès à la radio Thiès FM Youga Ndiaye jël ma foofu ma fay animer une émission de sport surtout de nawetaan noonu laa duggee pratiquement ci métier bi quoi parce que man bi ma paree sama terminal laa ne damay bàyyi jàng ndax suma yaay dama ko bëgg a dimbali te bu ma continuer di jàng rek mën na am ne yéene bi ma am ci sama yaay te mi ngi jëm mag du ma ko def te sam papa bi may def seconde la génn àdduna ma am yéene wu jàppale mère bi trop ma gis ni sonn na trop lu nekk dugg na ci mère jaay na beñe jaay na mango jaay na cere lu nekk sama yaay daf ci doon dugg pour ñun suñu éducation pour suñu étude ma xam ne mère bi vraiment soxla na ku ko jàppale donte maay caatam ma ne daal naa wuti lu ma def donc loolu pratiquement mooy sama cursus ci wàllu jàng ak lu ni mel. métier bi da nga def formation wala don la rek bu nekk ci yow. don la du formation bu nga xam ne dama dem def ko pour nekk journaliste non comme je t'ai dit man reporter nawetaan laa woon à Ngaye Mékhé école laa ko commencé interclasse après dugg ci nawetaan yi ak li ma la nettali léegi nii dem Thiès di fa def émission parce que foofu boobu tund Kajoor boobu yëpp ku fa am final football man ngay pour ma def animation bi donc ñu mujj jox ma émission ma nekk ci rajo bi ba ni ma Matar si laa jëlee dugal ma RTS bi ñu demee maintenant au fur et à mesure defal nañ ñu formation parce que métier aussi boo ci nekkee te embrasser ko il faut nga jéem ci wut ay lijaasa wala nga yokk sa xam-xam ci loolu Philippe Doucet bu Canal ak benn équipe bu Canal ñëw nañ fi defal ñu formation intense ñu yàlla dimbali ñu am ci également ndam ci formation boobu parce que maa ngi fàttali Philippe Doucet bi mu ñuy defal formation man bu ma intervenir daf ne ma yow pratiquement awma lu ma la jàngal donc loolu mayu yàlla suñ borom la parce que damay wax ne communication art la te l'art de la communication est un don de Dieu yàlla mooy seet ku ko neex mu mooñaale ko lu nga xam ne tey bu ne ràllit ni asalaamaaleykum askan bi dégg ko donc dañ ciy sant yàlla bu baax. est-ce que mën nga ma fàttali ban combat nga njëkk a reporté. mais man tu vois des fois dañ may envoyé sax ay combat ma naan ndekete lii man maa ko reporté yàlla xam na ni mënu ma la wax ban laa njëkk a reporté mais daal xam naa ni daal c'est pas évident parce que avant CLAFU 2006 bi laa commencé di reporter ay combat mais combat yu bëri nag reporter naa leen boo duggee ci YouTube bi boo tapé yenn combat yi nga xam ne jàll nañu RTS man des fois je me dis est-ce que kii sax man la quoi donc bëri na vraiment combat yu nga xamante ni reporter naa ko mais je ne me rappelle même pas ban mooy première direct bu ma def ci làmb. mu nekk métier bu jafe surtout côté mbër yi ak côté supporters yi. yaakaar naa ne képp ku ci nekk rek di nga xëy bis nga dund ci ay jafe-jafe yan jafe-jafe nga ci dund. waaw c'est un milieu bu nga xam ne dafa xaw a complexe dafa xaw a doy waar ndax passion bi dafa bari maanaam nit ñi dañu xër ci seen mbër te it milieu la bu nga xam ne tamit wax ci dafa jafe ndax lu tuuti loo wax ñu interpréter ko tey bu ma waxee ci Lamine sax tàgg ko wax ci moom jikkoom yu baax wala ay qualitéem nit ñi ne diw la faral donc des fois dañ lay sàkkal ni la mbër sàngam nga faral wala mbër sàngam nga faral yooyu des fois nga am ci ay jafe-jafe man par exemple ci wàllu liggéey bi am na combat bu nga xam ne Tyson moom moo waroon bëre ak Yaxya Diop Yékini donc man ma doon def sama travail de journaliste di wone jaar-jaaru ñaari mbëri parce que daje woon nañu donc ma jekki sama téléphone sonné benn numéro anonyme ma daggal ma fu mu gën a ñaawee ni ma boo wonee te jël bu Yékini daan Tyson ñu nangam daan la donc et puis ni ma xam nañu fu nga dëkk dinañ la koj dinañ la def nangam ak nangam loolu nekk premier problème bu ma njëkk a dund xawoon na ma déstabiliser tuuti parce que boobu j'étais encore un peu plus inexpérimenté bi ma ci jógee aussi
am na benn commentaire bu ma mus a def bi Balla Gaye nekkee roi des arènes ma def analyse ci ni nga xam ne noonu la ñuy décerner titre roi des arènes am ku ma woo ci ay ñoñam saaga bu garaaw sax saaga parce que man moom bi may nekk booy sax nitu jàmm laa mais ku ma mus a saaga ndey ñu defante ko donc mu saaga bu ñi ma da nga bañ Balla Gaye da nga contre Balla Gaye dinañ nangam taan jàppal bàyyil quoi donc man ma dem police ñu identifier numéro ba traqué ko jàpp ko keroog Balla Gaye ñaan na ma ñeneen ñaan nañ ma tinu ma mais man mënuma def nit lu metti ma yërëm ko retirer sama plainte sermoné ko ñu bàyyi ko du ma tudd turam xam na ma xam naa ko am na aussi beneen anecdote bu nga xam ne aussi dund naa ko ci muy combat Eumeu Sène ak Modou Lo am na coow lu bëri lu fi juboon ñu naan dafa am journaliste bu def lii ak bu def laa surtout ci côté Eumeu Sène mais à la longue toujours xam nga dëgg rek moom mooy mujj quoi man yaakaar naa ne nu ñuy defee nit lu ñaaw wala nu ñuy xonjoo mais man loolu xaw ma ko parce que dunduma ko gëmuma ko yi tamit du ma ni sax gëmuma ko mais du lu nga xam ne daf ma farataal maa ngi ci milieu bi du ma takk téere yàlla moo may sàmmal boppam ak suma liggéeyu ndey ak sama barke baay ak sama wasila muy Seydi Hadj Malick Sy ak njabootam man ci loolu laay wékku saa yu may dugg ci làmb bu ma demee defee sama faatiya def sama salaatul faatiya dénk sama bopp yàlla ak yonent bi ak sumay waajur ak waa kër Seydi Hadj Malick Sy pour man blende naa donc mu nekkoon coow lu nga xam ne xawoon na ma naqari sumay mbokk ak lu ni mel mais à la longue on a su que ne vérité bi voilà dëgg moom mooy mujj quoi parce que man nu ñuy daane mbër bu ma ko xamoon léegi ma teg sama sijaada commencé lekk xaalis ci loolu quoi voilà donc yooyu yëpp dund naa ko ci mais c'est des choses yu nga xam ne pratiquement nit moom moo mel noonu nit matul des fois nit juum mais bu ñu demee ba ci biir dinañu xam ne dëgg rek moom mooy mujj même ba ci combat Gris Bordeaux bi passé dem naa Fass xam nga keroog sonal nañ ma foofu am ay gars yi may wax da nga contre Gris commencé ma créel waaw pratiquement jeune ma extirpé sax Gris moo ma dugal ci otoom ñu génne ma foofu keroog open press bi mu doon def ci la ñu dem toog mu ne ma ñii dañu xamul te xamuñu ne Gris Bordeaux tey su naawee ma naaw ndax sama mbokk la mais du lu may fësal ci biir làmb sama mbokk la ñoo bokk suñu gox moom mu dëkk Cikki man ma cosaanoo Landu ñu dëkk ci gox bu nga xamante ni séeréeru saafeen yi ñu ci bari foofu la ñu dëkk donc tey Gris Bordeaux sama mbokk la mais musuma ko fésal ci biir làmb bu doon far day am xëy na sax moom laay faral donc mais man yàlla moo ma dimbali ba aw ma sentiment wu faral mbër non loolu moom wax dëgg yàlla fii laa koy waxee askan bépp dégg ko bis bu ma naree jël micro mu óor ma ni dama faral mbër sàngam bu boobaa lay bàyyi làmb dem defi leneen parce que awma ci sentiment j'ai pas de sentiment j'essaie d'analyser froidement li nga xam ne moom moo nekk sama kanam su ma xësee ba ne asalaamaaleykum tey sama micro gisatuma Masamba gisatuma Mademba dëgg laay gis te ci dëgg laay dox